di nuyu madame Sané di nuyu Thilo Ndiaye di nuyu mbër yi fi nekk yëpp daal ñu ngi leen di nuyu sama jigéen ñooñu ma àndal ñoom Fatou Wade ñoom Aji Fall ñoom Awolo ñëpp maa ngi leen di gis ci gannaaw di nuyu sama jabar jële mooy jabaru Pape Doudou moom xam nga su ma gisee rek day ree quoi voilà donc kon di wax ne lii Sayer doon wax pour ñu dëggal ko rek ñu xam ne ñun jaar nañ fi sànq jaar nañ fi ci jamono yi passé ku ne jaar fu la neex ba yàlla def léegi Daaru Salaam Benno Bokk Yaakaar la ñun ñëpp ñoo ànd sama grand bi doyen say maa ngi lay nuyu bu baax yow it di wax ne kon bu ñu ñëwee ba jàppandoo ci école bi ñu war a tiire ñu war a liggéey ñu xam ne amatul Sayer Mangane amatul Kiné Diouf amatul Khadim Samb amatul Abo amatul Maymouna Diop ñëpp ak kii Aïda Fall amatul ñooñu ñëpp Daaru Salaam lañ bokk kon lii dafa rafet ba pare te ñu nekk ay mag ak rakk comme ni ko Sayer waxee kon bu ñu tollee ci liggéey bi politique nag du ay caaxaan quoi dañu toll ci loo xamante ni bu ñu jógee fii ci bureau bi nag dañ ko waxtaane ay fan nekkul bureau boo xamante ni lu ñuy nëbb parce que comité électoral dañuy ñëw wax ko ñëpp ku ne xam ne poste yi dafa bari ku ne li ngay doxal buñ la ko joxee li laay war a suul yi doxal ko dañuy liggéey parce que 15 jours yi ñu am dama yaakaar ne kenn ku ne sa koñ bi nga nekk war nga faa commencer campagne comme ni Aji Fall def Aji maa ngi koy gis temps yi muy commencer campagne te affaire bi commencé wul muy dugg ci ay kër di wax noonu mais vraiment loolu liggéey la Fadwaat démb woote na këram di commencer wax yoo xamante ni ma xam ne ñii ñu ngi doxal man loolu laa gëm. kon nag comme yàlla def ñu boole ñu nekk benn nañ leen góorgóorlu defar ñun rek xooluñu R100 xooluñu Cité Lamine xooluñu Cité Senghor Daaru Salaam gii ñu nekk di fi yeewoo moom laa bëgg ñu gañe ko mu leer nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñun yàlla dimbali nañu fii ci Daaru Salaam dañoo ba sa bokk ndey bokk baay di ànd bu rafet même bi politique bi ñëwee bokkuñu jëmukaay it taxul woon mu ñaaw daanañ tase ci école bi. waxtaan kafre ku nekk votel ka nga bëgg a votel ngeen ànd tasaaroo kii gañe kii gañewul ñu dem yoonam ren nag yàlla dimbale ñu législative yi ñun ñëpp booloo nañ doon benn mu doon loo xamante ne du ma yeboo ne musu fee am lépp lu ñu góorgóorlu woon nañ leen ko dolli suñu morom yi tàmbali nañu dem ci askan wi wax ak ñoom ku ñëwul tey jii nañ la seeti def suñuy porte à porte ànd bokk ndey bokk baay ndax ren favoriser nañu waxtaan inclusion boole nañu ñëpp te it wax dëgg yàlla rafet na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag sama mbokku jigéen ñi liggéey bi ñun ak ndaw yi ñoo ko yor yal nañu yàlla may ndam au soir du 31 maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di leen baalu àq. waaw mën nañu lim sax waaye ku lim juum waaye nu ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin boo di jiital ci néew nag suñu rakk le maire Sayer vraiment di ci teg notre frère coordinateur Khadim Sambo waaw di nuyu ñëpp abo comme ni ñu ko waxee rek waaw boo nuyoo kenn rek nuyu nga ñëpp en tout cas li ñuy ñaan mooy rek ñu xam d'abord li ñu boole ñun waaw li ñu boole mooy Daaru Salaam moo ñu boole ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk baay parce que ñun ñëpp ku nekk bi ngay ñëw di dëkk si fii xamoo woon ne fii ngay dëkk. waaw kon yàlla dogal na ñun ñëpp suñu kër ñoo fi nekk kon ñun nañu vraiment jéem a jiital suñu intérêt bopp waaw loolu moo jaadu parce que li fi amoon du woon dara nangul nañ ko ñëpp parce que politique moom ku nekk rek ku la neex nga faral waaw mais amul benn problème parce que li fi amoon vraiment war na naqari ñëpp ci ku wax ni naqariwulaat da ngay wax lu la neex rek da ngay wax ni lu la neex parce que ñun ay conseillers xam nañ comment ça se passe waaw lu day ni maire ñu tànnal ko sa quartier. ñu tànnal ko sa quartier lu day ni maire nga xam tey war nañ mën a jël suñu doom yi yóbbu leen à l'extérieur vraiment suñu doom yi yëngu suñ soxla yi lu ñu soxla ñu faj ko xam nga loolu lu baax la ñu fay woote parce que milliard bu moyen ñu jël ko jël seen doom vraiment ñu ñuy fo di caaxaan ba loolu rëcc ñu comme naqariwul dara du la naqari dëgg rek mooy dëgg bu neexee yàlla mais loolu lépp dañ koy bàyyi mu jàll. waaw ku mel ni madame le maire bi moom maa ngi koy wax keroog maa ngi koy wax ci suñu groupe bi moom lépp lu mu wax rek lu baax la ca day boole vraiment xam na li mu doon man dama bëgg ñëpp roy comme madame le maire Sané waaw ñoo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. di kontaan ci teewaay bii ngeen teew fii tey parce que yàgg nañoo dégg ni l'union fait la force mais aussi Grand Mbaye dafa wax lu am solo sànq Grand Mbaye Diagne
mais àdduna li ci ëpp solo mooy engagement ak responsabilité ndax ku ci nekk à tout moment war nga jël say engagement ak say responsabilité face à toute situation. Daaru Salaam lañu dëkk le maire Sayer Mangane maa ngi suivre sànq émission mu wax lu intéressant mu ni par rapport ak opposition bi amoon ci biir local yi moom gas na ko ba mu xóot mu suul ko parce que loolu mooy tax ñu avancer. période boobu nag période la boo xam ne ku nekk daa jël ses responsabilités man ku ma àndal dama koy wone ba mu fës su ma àndul ak nit aussi du ma toog di joxe consigne de vote naan fii laa ànd mais voté leen keek di làqatu non 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 ku ma àndul dama naan ànduma ak yow ma doxal sama campagne. même su ma amee ñaari nit sax ma ànd ak ñoom dem lu ma am jël parce que politique dama ciy jaamu yàlla. Sayer nag sama grand la sama frère la. yàgg nañu bi may dugg ci réew mi bokk na ci ñi ma njëkk a seeti waxtaan ak moom yàlla dogal jamono di dox ba agsi fii mais alhamdulilah bi ñu yàlla boolewaatee kon mën nañ rafet njort ni bu ñu taxawee jël engagement ni ñun ñëpp ñoo ànd loolu lu wér la lu leer la lu nekk ci suñu xol la te tamit yéene nañ ko lu ne mais circonstance bu nekk ak li mu laaj donc ñi ngi ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla suñuy dimension dépassé na sax comme moom ni mu ko waxee dans son émission ay gestion communauté rurale mën na àgg sax ci ay ministère ak leneen te yéene nañ ko yàlla na ko yàlla defal ko mboolem mu jullit waa Daaru Salaam bokk ko merci. ngeen xam rek li ñuy wax mooy lii du loo xamante ne kuñ ci bindu da ngay fayeeku wala leneen da cee am lu extraordinaire xam nga li ci am mooy da nga ne kaay sonn lii de loolu la tekki mooy kuñ fi bind rek mooy kaay sonn nag jarul xëccoo ah waaye nag xam nañ ne ñëpp a xër te bëgg nañ xam ne yëf yi ni muy demee donc kon li ci am solo moo di ne. ñëpp xam nañ ne ñun ñëpp ñoo bokk yëf yi lu baax rek lañ ci jubbu képp koo xamante ne tudd nañ ko te tudd sa tur nekku fi te nga bëgg ne yow da ngaa bëgg intégrer groupe bi boo ñëwee ci Xaadim wala nga yegg si ci man incha allahu rabbi yaay xool fi nga bëgg a dugg ñu dugal la fa nga ànd ak ña fa nekk di doxal kon ñëpp xam ko ne tëjuwul buñ paree fii dañuy ubbi. ñi nga xam ne dafa am li ñuy wax pôle coordination boo déggee coordination nag mooy koo xamante ne lépp luy yëngatu ci campagne bi. lépp luy yëngatu ci campagne bi fa mu commencé ba fa mu yem lépp ci loxoom lay nekk moom mooy ordonné mooy coordonné mooy orienté bu ne nañ joxel nii gars yi doxal bu ne njexeen ñu ne iyo bu ne njoodeen ñu ne iyo kooku nag pôle la ab groupe la waaye daa am benn nit moo koy diriger ba ñu waxtaanee ba tënk xool nañ ne am na koo xamante ne parmi nous am na taxawaay bi am na daye bi am def na coono politique bi ci war ba xam lan mooy coordonné te kooku soriwu ma mu ngi nii c'est mon jeune frère Xaarim Samb moo nekk le coordinateur ngeen tàccul ma ko bu baax a baax buñ paree rek dañ koy jox damay pare def discours jox ko kàddu mu wax ak nit ñi li mu nar par rapport ak élection yi xam leen ne daal élection yi fi muy mujj li ci nekk mooy lu ko jaaxal la ñuy waxtaane waaye lépp loo xamante ne mën na ko doxal te du ma ko yëg wala ñu fekk ne waxtaan nañ ko ba pare nga doxal leen man li ma mën mooy jëlee ci kaw indi ci suuf moom incha allah yéen ñi nekk moom terrain bi dina xam li mu leen di wax dina xam li mu leen di sant incha allah yàlla dinañu defal ndam donc kon le coordinateur c'est Khadim Samb on a comme premier adjoint koo xamante ne ñëpp xam nañ ko suñu wet mu yàgg sonn ci ngir quartier bi waxuma la ak politique bi mooy le grand Mbaye Diagne léegi damay baral rek ndaxte mu ngi commencé guddi ki ci topp kenn la koo xamante ne mu ngi nekk benn mouvement bu am doole suñu frère Mamadou ñi ngi di ko diriger waa ASP je vais nommer Idrissa Ndiaye mais am nañ aussi kuñ ci toftal koo xamante ne suñu jigéen la am taxawaay torop ah te mën maa tooñ nag mu ngi tudd Ndeye Sadio ngeen tàccul ma ko bu baax mais am na keneen koo xamante ne sawar lool vraiment am taxawaay ci suñu wetu frère Khadim Samb mooy El Hadji Sy moom tamit ci vice président yi la bokk am nañ tamit suñu jigéen bu baax ku dal ko mën a liggéey koo xamante ne yàgg na am taxawaay ci quartier bi mooy Sala Diop ne bokk na ci vice présidence pôle programme ñu ngi ko dénk suñu frère Mbaye Fall mu ngi nii toog sama wet ñu toftal ci Mamadou Mbow ak Abdou Thiaw ñoom lañ ci toftal mu nekk pôle communication xam naa ne Malick moom commencé na liggéeyam moom lañ ko dénk d'habitude nag pôle bii kilifa lañ koy dénk ko am at yu bari am expérience bu bari mais malgré tout ça man wóolu naa ko ci Malick lañ ko dénk ngeen tàccul ma ko baax Malick Fall ki ci topp mooy Ansou Badji bi ngeen xam yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko Xele Mbaw tamit di sunu ku baax koo xamante ne am taxawaay bu baax moom tamit ci la bokk ak sunu jigéen Khoudia Sall ci communication bi lañ bokk ñi yor wàllu réseaux sociaux bi la sunu jeune frère bu dynamique wala sunu jeune frère yu dynamique mooy Touba Ñaan ak Moustapha Silla
ak Serigne Saliou Ndiaye ak El Hadji Abdou Aziz Sané ñooñu lañ ko dénk côté réseaux sociaux bi. pôle mobilisation des femmes muy lu am taxawaay boo xamante ne fa la femmes yu bëri fa la ñuy nekk ndaxte pôle bi moo am doole lépp li ñu soxla ci campagne bi lu tax luy yëngu wala luy indi ay nit yëpp ñoom lañ ko dénk mooy jigéen ñi ñoo ñëpp ci lañ nekk. booy Malick waxase booy tàcc yi dafa am il faut que mu ànd ak temps de léegi sunu benn jigéen bu am expérience boo xamante ne ñëpp xam nañ ko fii mu yàgg taxawaay nekk APR muy Fatou Kiné Diouf moom lañ ko dénk Fatou Kiné ngeen tàccul ma ko bu baax a baax xam naa moom elle fait l'unanimité par sa sagesse ak yëpp daal vraiment kenn mënu wax lépp ñu toppal ci sunu beneen jigéen bu baax madame le maire Aminata Dia ngeen tàccul ma ko teg nañ ci Ndate Thiam Fatou Wade Nogoy Diagne Karo Sissoko Assou Ndaw Aji Fall Oumou Fall Awa Mbeng Fatou Amar Marika Fall Fatou Bintou Awa Diop Ndey Kan Awa Lo Kaja Dibo ak Nogoy Ngeer ñooñu ñoo yore commission bi nga xam ne mooy jigéen ñi pôle bi nga xam ne mag ñi lañ ko dénk mooy mag ñoo xamante ne ñooy léeg-léeg bu yëf yi tàngee wala bu ñu waree dem fenn ñoom la avocat yi jël ànd ak ñoom pour ñu xool nan la ñuy dem ba dem fa ay mag lañ ko dénk ki ci jiitu mooy Ndiaga Badiane Bapa Ndiaga Badiane benn bi ngeen xam bu dëkk si wet teen bi moom moo ko jiitu mais grand cheikh ñaan bi dëkk fii moom moo ci topp di ko wéttali mais am nañ si sunu góor gu baax mooy toogoon nii léegi góor gi Baye Sey ak beneen góor gu tudd Pape Thiam ay mag lañ ñoom ñëpp ñoo nekk ci pôle bi dafa am pôle mobilisation des jeunes boo xam day am côté jigéen jeune fille ak garçon bu dee garçon yi Moustapha Fall sunu jeune frère bee taxaw ne moom moo koy diriger ñu toftal ci Mamadou Diallo ak Mohamed Bari ak Abdoulaye Ka ñoom ñoo koy diriger mais bu dee côté jigéen ñi xam naa ne la dame de la mairie de Thiès Est ci lo Ndiaye moo ko diriger ñu tegtal ci sunu jigéen bu baax yàgg am taxawaay ci sunu wet mooy Nayejo Diallo moom daa ñëw rek defar musóor bu rafet nii tey teg ci Kumba Jara anamu moom Kumba Jara Fay anamu voilà Kumba ma sœur teg ci Juliette Préra Nogay Pen anamu doomu ala Nogay na nga def nu tuy deg ci Garmi Bokum la nuyu ma ngi ne toog mais teg ci Fatim Boy Sow ak Abi Diop ak Marie Sané ñoom ñoo nekk ci jeune fille ñoom ñoo ko yor mu nekk pôle des enseignants moo ci topp pôle des enseignants nag ñu ngi ko dégg Samba Alima Ndiaye mag la mais yàgg na ci école bi tey koo xamante ne ñëpp xam nañ ko ñu toftal ci suñ beneen rak boo xamante ne Mamadou Thiaw la tudd képp ku am enseignant te bokk si ñun bëgg a yëngatu ci pôle enseignant yi tamit mën na ñëw signaler wu ñu intégré ko ci incha allah mooy wane ne yëf yi tëjul. pôle arabisant am na ci mooy ñi nga xam ne ci wàllu arabisant la ñuy yëngatu mais amuñu ay nit yu fa nekk ku am arabisant bu jege ci yëf yi mën cee jàpp tamit ngeen wax ko xam naa arabisant yi moom. am na pôle financier ñooñu nag ñoo yore. Mamadou Ndiaye voilà justement arabisant la voilà très bien mu dirigé ko sax après dañ ko dugal léegi mu am pôle financier ñooñu nag ñoo yore koppar bi président. yow xam naa ne ñooñu moom yaa ngi ñoom doo leen gëj a déggante mais dañoo décider dénk ko une grande dame mooy soxna Maymuna Diop ngeen dajal ma ko bu baax ñu toftal ci Roqaye Ndaw benn bi ngeen xam fii mooy la grande dame de Siré Dia ñu ngi toftal ko ci mais toftal ci Njéeme Dia sunu jigéen bu nekk fii mais ak la grande dame bi nga xam ne mooy l'une des fidèles de madame Sané mooy Ndioro Diaw ngeen tàcceel ma ko bu baax a baax am pôle opération électorale lii nag mooy liggéey bi dëgg nag bu ñuy wax opération électorale mooy lépp rek waaye ki ñu ko dénk tamit mate na ko mooy sunu grand frère anamu avocat bi toogoon fii léegi moom lañ ko dénk ma ñaan ngeen tàcceel ma ko bu baax a baax a baax ñu toftal ci beneen jigéen boo xamante ne yàgg na ci politique xam taxawaay xam politique li mu laaj di ko mën a doxal xam nu mu koy taxawoo mooy la grande dame Aïda Fall ngeen tàccul ma ko wax moom moo topp ci moom. am nañ suñu jeune frère tamit bu tudd Ibra Diané moom lañ ci teg pour mu leen di wettali ana Ibra ñëw na Ibra yaa taxaw ne Ibra da nga maa niroo ku bëri xaalis de léegi suñ beneen jigéen boo xamante ne xam naa mel na ne Ibra ci taxawaay ak engagement mooy la fille bi nekk bi ma jàkkaarloo nii soxna Yacine Dieng moom moo bokk na ci ñi leen di secondé Maymuna Ndiaye ak Sukay Mbay ñoom ñëpp bokk nañ ci ñiy bokk ci pôle bi incha allah. am nañ pôle bu ñu woowee pôle logistique ñu dénk ko suñu frère le président Saliou Niane anamu voilà Saliou Niane yow ndekete Saliou bëri nga fi ay fans
ñu teg ci koo xamante ne moom laay toog président Xaadim ma koy wax ba toog ba si yàgg ma ne ko yow xanaa Abou Diallo mi daa am ay pneu ci suufu tànk yi moom day taxaw rek daal di dem suñuy temps yi ñu daan wax jamonoy Toroto man dama yaakaar ne tànk yi daa am Toroto foo tourné si dëkk bi gis ko Abou Diallo moom lañ ci toftal pour muy wétali Saliou Niane ñu teg ci suñ beneen rakk bu tudd Keme Badji mais teg ci communauté aussi Koumba Ira Dian boo xamante ne ci maam madame le maire ñooy ànd pôle matériel de campagne suñ beneen frère dafay seetal kooku moom xam naa ne bu fi ñëwoon sax dama koy dàq mu ngi tudd Dan Gaye mu ngi dëkk fii ci ginnaaw école bi moom lañ ko dénk teg ci Baye Saliou benn Saliou Ndiaye anamu moom voilà moom lañ ci teg am pôle des personnes vivant avec un handicap mooy ñi nga xam ne yàlla dafa def nattu ñu am laago ci ñoom ak yooyu bii yoon pour wane ne politique bi dañ ko yaatal lii ma leen di wax nii jógeewul nekkul ne maa ko bëgg bindee ko noonu ca Macky Sall la jógee mu ne boo leen koy tëggee leen ko nii ñi wala keneen bind ko jox ko mu validé donc bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñu arabisants yi bàyyiwuñ jeunes yi bàyyiwuñ kenn ba ñi nga xam ne dañoo am laago tamit dañ leen a bàyyi xel ci biir yi loolu nag ki koy diriger mooy sunu frère boo xam te ne day maye doomam tey de jarbaatam tey mooy Jibi Sow moom lañ ko dégg ba pare teg ci Amat Badiane bu ngeen xam yéen ñëpp donc daal ci gàttal ngeen xam ne tëjuwul dinañ ko yaatal képp koo xamante ne sentir na bëgg na indi apportam ci lii na ñëw dinañ ko xool pôle bi mu bëgg ñu dugal ko ci ndaxte ñun liñ bëgg yaatal ñëpp dugg ci ñu ànd liggéey donc kon bu loolu weesoo nag dañuy waxtaan boo xamante ne ci élection yi la jëm ndaxte yéen ñëpp da ngeen di génn fii dem waxtaan ak ay nit waruñu leen a bàyyi te armé wuñu leen ndaxte élection yi dafa am particularité li ma leen njëkk a wax mooy carte électeurs yi ñi bindu woon seeni carte électeur ña nga fay tëdd di nelaw ku ne ci yéen na ko dem jëli ji loolu mooy farata ji ndaxte guerre moom boo koy def fàtte sa arme xam naa ne sa fan narul gudd te ñun nag liñ bëgg mooy ren dañoo bëgg a gañe gu mësul am ci école bi ndax ànd ak booloo boo xamante ne ak déggoo bu mësul am ndam lu mësul am rek a ci war a topp te yàlla dimbali nañu tey jii am nañ loolu donc kon tey jii li ma waroon def sax président coordinateur yow man maa ngi entorse yow laa war a jox baal leen ma Xaadim laa bëgg waroon a jox sëñ Xaadim maa ngi lay jox kàddu nga waxtaan ak sa comité électoral. mbir yi bu nekkee benn rek nekk na benn bu nekkee benn rek nekk na benn kon bu Saer waxee wala man ma wax presque benn la parce que ñun bu ñu booloo def union rek lépp dañuy jàpp ni ci union bi la à tout moment mën nañ jël ku nekk jiital ko mu wax ci suñu kàddu donc kon ñu xam ni lépp benn la moom sax mënoon na continuer présider ko ba mu jeex te du tee lépp dafay jaar yoon ci kàttanu yàlla. parce que noonu rek la ñuy ànd ak ay nit bu ñuy ànd ak ay nit moom dañuy boole xol yi mu doon benn amul kuuba amul leneen dañuy ànd joxe li ñu am yëpp après lu ñu am jël donc nature boobu la ñu yàlla defal te moom la ñuy ànd ak ñëpp. alors ñuy remercier ñëpp di rafet njort bu baax ci élection yi ñu jëm parce que jàpp nañ ni ñi fi daan opposé bu ñu booloo nekk benn je pense que centre bi war nañ ko mën a gagner à 100% par la grâce de Dieu. alors je pense que léegi nag keroog maa ngi naan leen amatul partisan wu diw partisan wu kee wala partisan wu kële maintenant lépp benn la mais xanaa juste rek ma am ñoo xam ne ni dama leen di seppi tuuti rek. remercier leen ndax seen taxawaay ci sunu wet muy waa arrêt Jakarta ba franchement donc xam naa ni famille yeeg ñëpp dañ may jéggal rek ak ñi ci des ma remercier jeunes yooyu parce que dañuy jàpp ci élection te ni ñuy jàppee ci élection ñëpp a ko am alors bàyyi nag fa sa weewu tànk te ñëpp a xam ne élection base la te base nag mi ngi tàmbalee ca fa nga dëkk gox ba nga dëkk ak noo mën a mel au niveau national au niveau communal noo mën a mel te amuloo base fi nga dëkk donc amul njariñ jarul ngay def politique parce que bu ñu nee diw ndax baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax te nag mbokk mooy ñi nga xam ne nii ñi nga dëkkal la ñi nga dendal kër ñi nga nekkal séq ak ñoom jàmm ak salaam ba lépp loo xam ne nii aaye nga ko war ci nekk ñu ñëw ànd ceeg yow. alors du ma revenir ci enjeu politique bi parce que gars yi wax nañ ko ñi jël kàddu ñëpp wax nañ ko. donc li may dolli rek mooy ñëpp a xam ni bu ñu àndee wàcc sur le terrain ñaar laa ci ciblé mooy les jeunes et les femmes bu ñu wàccee sur le terrain avec les proximités rek dañuy gagner donc campagne bi du campagne folklore ay meeting ak ay dajale mbooloo bon loolu doy na ñëpp a xam ni voilà macha allah ñëpp mën nañ dajale mbooloo li ci des mooy convaincre nit ñi pour ñu voter ñu ak ban discours lañ mën a adopter pour que nit ñi comprendre ni Macky Sall. bon est le meilleur choix la coalition Benno Bokk Yaakaar est le meilleur choix
donc loolu mooy orientation politique bi. beneen affaire bi ci am mooy politique ku ko wax moyen mooy nag am na lu ñu jot a jox ñu nag wax dëgg yàlla bu ñuy politique lépp la ñuy wax je sais pas ndax kii mais lépp la ñuy wax am nañ moyen yoo xam ni disposé nañu ko après dinañ ci jokkoo ak suñu trésorière pour mu xool selon programme yi ak li ñuy élaborer naka lañ koy financer mais dañuy def priorité jeunes yi nga xam ni ak femmes yi nga xam ne ni ñi ngi wàcc sur le terrain chaque jour di convaincre bu ñu doxee ba sonn mën a am ndox mu ñu naan mën a am reer bu ñu reeree pour mën a tëddi ndax suba ñu gën a mën a sawaraat mën a wàccaat sur le terrain donc loolu priorité la ci moyen de campagne yi ñu disposé. beneen affaire bi ci am mooy aussi amoon nañ yéene lool suñu groupement de famille ñu cof groupement bu nekk yëkkati dara jàppalee la ko mooy nag amaana yi ñu jot a jot matewu ko mais dinañ xool ñun lépp lu ñu mën ak suñu kéemtalaay kàttan xool lu ñu mën a satisfaire la ca des ñu muñal ñu ko ba ñu gañe. alors beneen affaire bi ci am tamit moo di campagne bi démarré na te à partir de demain incha allahu rabbi dinañ commencé wàcc sur le terrain pour commencer liggéey bi. donc xam naa ne wax ji du ma ko guddal ndax mi ngi bëgg a guddi donc di leen wax rek ñu takkuwaat liggéey xam ni fii ndam rek lañ fi mën a am. donc parce que bu leneen lu dul ndam ñëwee donc ñun on sera obligé d'abandonner la politique parce que jariñatuñ fi dara ndax nit moom sa base boo ko mënul gagner bon mieux vaut laisser tomber quoi donc te loolu yéen lañ ci yaakaar ak ñu nit suñu jëmm yi. macha allah ñu ngi kontaan bu baax di rafetlu engagement bi ak wax dëgg yàlla taxawaay bi ngeen taxaw fépp fu ñu woote ñëpp teew lii mooy wane ni bëgg ngeen Daaru Salaam tey te bëgg ngeen seen gox bëgg ngeen aussi Daaru Salaam continuer am développement ndax ñëpp a xam ne Malick mi ngi koy wax sànq retombées politique yi mu mën a am mooy bu ñu ganee automatiquement responsabilité yi ciy topp kenn du dem di bàyyi Daaru Salaam ndax centre boo gagné à 100% donc booy joxe ay responsabilité ki ñëpp a xam ni doo ko tëb. ce qui fait que donc lii suñu campagne la suñu élection la te li ciy am comme retombée suñu njariñ la ñun waa Daaru Salaam lépp ndax il est temps Daaru Salaam mbedd yi sax ñu pavé ko il est temps li fi duggul woon dugg fi il est temps ñu am quartier boo xam ne ni fépp ngay mën a taxaw pour mën ko tudd fier fa ndax développement bu mu am donc ñu ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni leen liggéey bi tàmbali na donc à partir de maintenant donc ñoo ngi ci liggéey bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ku bëgg a jël kàddu donc nga jël kàddu ñu tënk daal di terminer incha allah merci beaucoup. yéen de xam naa seen coordinateur bi li mu bëgg 100% xam naa ne ci politique métti na moo tax xam naa ne il faut que nit ñi sonn rek bu baax a baax te xam naa ne ni ma gisee taxawaay ni mu ko waxee rek noonu la mooy incha allah yàlla dinañu defal ndam te parce que non seulement xol yi ànd nañ mais aussi. ñi ko seq tamit yàlla dimbale nañ leen lépp luñ nekk lu dul politique bi def nañ ci ay preuve donc kon nag gisuñu ne war nañoo ñëw ba ci politique bi muy doonee demee neneen te quoi qu'on puisse dire muy ñun autant que nous sommes pour wane ne rek ñun dañoo war a être des gens très fiers ci sunu quartier bii ñu dëkk mooy autant que nous sommes ñun ñii toog fii ci politique ku nekk ci ñun jéego nga ci jéego boo xamante ne Thiès bu ñuy lim nit ñi dinañ la ci boole te loolu lu am solo la te ñun. amuñu beneen fierté comme ni ko le coordinateur waxee amuñu beneen fierté lu dul fierté bi ñu am ci dëkk ci quartier bi muy taw fii lañ dëkk muy naaj fii lañ dëkk suñ fierté boobu la ñuy am toujours en bandoulière te duñ ko mës a fàtte donc nag vraiment ñu sumb liggéey bu am solo waaye dama doon wax rek sànq coordinateur ne politique bi fi mu toll kam élection bu nekk jaar na fi waaye bii fi jaar ak yeneen yi bokkul ndax dafa am particularité xam nga Sénégal ba muy Sénégal ba léegi musul am opposition boo xamante ne ñi ngi opposé ni ñii di def musul am ci Sénégal Ablaye Wade opposé na fi ba am nguur kenn musu koo gis mu def nii mu def da doon wax chaque jour ne képp kuy xaar ci man may jaar ci ay néew pour yegg palais du ma ko def moo tax ngeen daan gis léeg-léeg bu yëf yi tàngaan ba tàng ñu négocier mu dugg ci gouvernement dawa bu élection jubsee mu génn te daanu ko yàqal dara ba ni ko yàlla di joxe pouvoir waaye sentir nañ ne opposition bii ñu nekk képp koo xamante ne da ngaa jàpp ne ab dëkk day lakk nga gis mu benn kër di lakk nga ne bokk ci toogal rek bu yàggee di nga mës a toog ba si yàgg ne ku may fayle te fekk ne boobaa ku nekk sa bopp ngay tal foofu nag la opposition bii ñu ànd ak fa lañ jëm mooy ñoo xamante ne xam nga opposition dañuy xaar si ngay proposer bu nit defee lii nga ne ko man de bu doon man la du ma def loolu lii laay def mais opposition bi ñu yor ñoom xam nga lan lañ wax jàpp nañ ne rek pour ñu am nguur il faut que ñuy taal il faut que ñuy toj il faut que ñuy def créer situation yoo xamante ne sénégalais yi dootuñu mën a doxi seen i soxla mais aussi ay nit di ci risquer di ñàkk seen i bakkan te loolu
yéen jigéen ñi lañ ci gën a interpeller ndaxte xam nga góor bëgg njabootam am na fu mu commencé waaye am na fu mu yem waaye jigéen moo gën a sonn ci njaboot tout le temps ku am sa doom bu dee jigéen la même bopp bi buy métti yow dootoo nelaw waaye léegi nag bu dee ne am nga opposition boo xam ne li ñu leen di xiital mooy génn leen taal leen xaañ leen toj leen opposition boo xamante ne kilifa diine boo yaakaar koo xamante ne boo ko tuddee ku nekk da koy màggal sa xol di neex ñoom li ñuy xiirtal xale yi mooy nan la ñuy def ba ñooñu ñu dindi seen orma képp ku nekk fii nga xam ko nga bañ koo xam ñii yër internet xam nañ ko mooy kilifa goo yaakaar ñemewuma sax tudd seen tur di leen dendale li may wax mais képp koo yaakaar ñooñu ñu ngi leen di saaga te bokk ci opposition bi di leen wax lu ñaaw di uññi seen sutura te Sénégal gi quoi qu'on puisse dire di nga mës a dégg Sénégal ne diw mii kat jaar na fi ba jàll diw jaar na fi ba jàll mais Sénégal chaque jour ku fi ñëw da ngay jaar bàyyi fi Sénégal googu nga xam ne nag dañ fiy romb il faut que ñu fexe di ko préserver te pour mu préserver ko Sénégal li fi nekk ci comme ay xéewal ak lépp di mën a baawaan il faut que jàmm di fi am te jàmm jooju nag moom la ñu menacé te Sëñ Saliou Mbacké nee na lépp lu waaye di wut lu dul jàmm bis boo ñàkkee jàmm di nga ko bàyyi wëri ji jàmm te lu jàmm jooju nag lañ bëgg a ñàkk ci Sénégal looloo tax ne ñu jàpp ne coalition Benno Bokk Yaakaar votel ko farata la pour wane ne opposition bi ne ko ñun suñ kilifa diine yi ngeen xëy di leen wax lu ñaaw lu nekk ñun d'accorduñ ci farata la pour wax leen ne leen jàmm ji am Sénégal moo ñu gënal lu ne ku am jàmm boo amoon ñaar téeméer sax mën nga cee lijjanti traversé journée waaye boo amul jàmm foo koy lijjantee looy lekk ak fooy gisee ku lay jaay te opposition bii ñu nekk nag loolu mooy suñ problème ak ñoom bu doon ne dañoo yem ci proposition ne lu Macky Sall def ñu ne ko ñun d'accord ñu bu doon ñun dinañ def lu gën a baax li ñu ne kat kon baax na waaye chaque jour boo déggee rek ñu ne diw mi dafa bañ xeetel dafa bañ loolu Sénégal mosu fee am te gis nañ ko fi ci opposition bi moo tax tey damay interpeller les jeunes wax leen ne leen ñu bëri ci ñoom dañ leen di labiré ne xam nañ ne bi ñuy topp ñenn ci opposition bi dañ leen àndoon jàpp nañ ne ñii solution lañ ci Sénégal waaye malheureusement dem nañ ba ci biir xam nañ ne ñii kat amuñu benn solution lu dul fitna léegi nag booy topp nit te jëmul la fenn da ngay dellu ginnaaw ñun xam nañ ne dugguñu ci ngir bëgg lu bon dugguñu ci ngir bëgg taal Sénégal moo tax tey bu ñu demee ba ci biir xam ne ñii kat seen yitte yëpp mooy nan la ñuy créer fitna nan la ñuy taale Sénégal ñoo ngi ñaan képp koo xamante ne toppoon nga leen ngay jeune ngay mag ngay jigéen nga dellu siwaat ndaxte Sénégal moo gën lépp loo gis donc kon boog ñoo ngi ñaan suñu jeunes yi ci taxawaay bi ci lépp lu mënti doon ñu dellu siwaat xam ne Sénégal moo gën moo mag moo ëpp doole lépp lu mën doon donc daal yéen ci loolu lañuy wax ngeen jóg taxaw ndaxte payu Sénégal moom lañ menacé stabilité Sénégal moo nekk en jeu te ku ne ci yéen da cee war a sol dàll ba mu dagg ndaxte loolu moo gën leen jàmm moo gën lu nit di wut donc ñoo ngi leen di ñaan ngeen taxaw ci leneen li tamit mooy bu yàlla defee ñu gagné bu dul dara sax ndam daa neex ñu xëy ma ne la coordinateur ñun de ñu dóor gars yi dóor nañ leen bañ tàll ñaret loolu daa neex te loolu rek la ñuy wut kuy wut ngañaay kuy wut élection ku ne gañe nga bëgg yàlla nañu ko yàlla defal incha allah dinañ amaat chance informer jeunes yi former leen wax leen bu ñu demee ci nit ñi la ñuy wax dès demain na ko jeunes yëpp xam noonu la ko coordinateur waxee mooy dès demain na jeunes yëpp pare dañuy def porte à porte wax ma la porte à porte mais tête à tête la ñuy def bu ñu duggee si kër ku nekk si ron lal yi sax dañuy xëj sa tànk wax la suñ soxla wasalaamaaleykum wa rahmatullah